benn waxtu jot na ba toftalaay simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg ak xibaaru diggu bëccëg gi ak ponk yi ci gën a fës concours général 2021 président Macky Sall ñaawlu na nag yenn daal teggi war ma yoo xam ne yenn ci gune yi ñu ngi koy def jëmale ko ci ñi nga xamante ne si ñoom ñooy seeni jàngalekat loolu nag di li fi mujjoon ay gune yu nekkoon ci salle de classe ak i école di amal ay doxalin boo xam ne kenn rafetlu ko kàddu yi mi ngi ko yëkkati ci concours général bi doon neexal ñeent fukk ak juróom-benn ji ay gune góor ak jigéen bawoo daara yi nekk fii ci réew mi ka ca gën a fës ci concours bi Ndeye Awa Sarr nekk classe première S ca maison d'éducation Mariama Ba Aminata ak Ramatoulaye Diaw ay seex yàlla yu am bac ci seen fukki at ak ñett bokk ñu woon ci ñu doon def concours général waaye tey jii gisees nañ leen fa ki leen fa nag woo du kenn ku dul président Macky Sall mu rafetlu seen taxawaay daañ ci ñëwaat gën koo faram fàcce mbas mi ak tolluwaay bi téeméer docteur El Hadji Mamadou Ndiaye daañ ci dellusiwaat gën koo yaatal ak itam yeneen naataangoom yi nga xam ne tey jii ñoom ñoo teew ca ministère de la santé foofee ca diwaanu Saloum dawalkat ya ñaawlu nañu li nga xamante ne si moo fa am muy accident barki démb ba ñeenti bakkan rot ñoom sax nee ñu daal lu jëm ci ay ralentisseur ak itam ay foo xam ne dañ fa war a mën a taxaw bëgg nañu ñu amal ko ci yoon boobee dox diggante Mali ak Sénégal muy corridor ak itam jafe-jafe yi nga xam ne dañ ko fay nemmeeku rawatina accident ci dem baax dikk bi loolu yëpp itam fas yéene nañ koo faram-fàcce tàggat yaram ak CAN 2021 ca Cameroun tirage au sort ba tey jii ci ngoon lañu koy xamle foofee ca Yaoundé ñu dinañ xam nag ñaar fukk ak ñeenti sélection yi kenn ku ne ban groupe ngay bokk Sénégal itam naka noonu ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi ngeen taaxi lu ma ñëw ñu faram fàcce rafetloo ci ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futurs Médias xibaar diggu bëccëg gi dañ koy door ak xew-xewu tey bi muy concours général 2021 xam ngeen ne ni ki daaw mbas mee fi jaaroon waaye tey jii ñeent fukk ak juróom-benn ci ay gune fësal nañ leen fa neexal leen fa ci téeméer ak juróom-ñaar ci ay distinction juróom fukk ak juróom ya ay prix la yeneen yi di ay accessit ren nag ñu nekk gën a ràññee ci concours général bi Ndeye Awa Sarr lay wuyoo nekk classe première ca maison d'éducation Mariama Ba bu Gorée moom moo jël raw gàddu gi ci concours bile keneen itam kuñ fa ràññee Fatoumata Diop la nekk lycée scientifique bu Diourbel terminal S1 professeur Souleymane Niang nekkoon recteur ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom la ñu bàyyilee bile xew-xew boobule président Macky Sall yëkkati fa ay kàddu ñaawlu ñàkk yar gi nu nemmeeku ci yenn ci ay gune ci at mi génn ci yenn ci ay daara daal bokk na ci fitna gu nu nemmeeku jóge ci gone yi wala taxawaay doxalinu kàddu worma ñu jëmale ko ci daara ja ñuy jàngee wala ci seeni jàngalekat moom président Macky Sall kàddu yi mu ngi ko yëkkati foofee ca Grand Théâtre ñu doon amalee bile xew-xew ñu teewlu ko. élément bi jàppandiwul dinañ ci dellu siwaat ci biir xibaar yi ñu des ba tey ci biir Aminata ak Ramatoulaye Diaw seexu yàlla yi am fukki at ak ñett am bac série scientifique ba ñu nekkoon bokk ñu woon ci libéré concours waaye tey jii ñoom seex yi dañ leen daal wane foofile ndax président Macky Sall moo leen fa woo ngir sargal leen tatagal leen mu dellu siwaat rek ci mbir moom mile xam naa itam daañ ci dellu siwaat ci suñu yeneen jataayu xibaar. ñu des ba tey ci xibaar yi wax itam mbas mi ak tolluwaay bi ñu ne téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett mooy limub ñi bees ñi amee jàngoroy coronavirus fukki bakkan ak benn rot na fa loolu nag tukkee ci bilan wu tey bi docteur El Hadji Mamadou Ndiaye bi ñu dénk lu jëm ci wàllum prévention ci ministère de la santé yoroon kàddu bés bi moo ko xamle leneen itam
la mu ca teg rek mooy juróom-benn fukk ak ñeent daal ñoom fii ci Ndakaaru lañ leen gisee leneen itam lu ñu mën a nimmiku rek mooy nee na juróomi téeméer ak fukk ak ñett ci aji tawat yi tëddoon ci bërëbu fajukaay wala seeni kër ñibbi nañu juróom fukk ak juróom-ñaar loof lool ba fi mu ne ni dañu leen yóbbu sauvetage lu ci mën a am daañ ci dellu siwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar. lu saxal mbir moomee itam tey beneen naataangoom bu doon wax foofee rek muy ko jiite service hématologie ci hôpital normalement di fluidité nit ñi mooy permettre suñu organes yi suñu xëtëri yi suñu rein yi di oxygéner ak di noyyi su deret boobu bloqué nag am benn lumbu deret bu bloqué dafay indi mooy waral complication maladie à Covid donc li rey nit ñi souvent mooy complication boobu nag dégg ngeen ko ci média yi dégg ngeen ko ci information réseaux sociaux yi ñuy wax ni complication boobu vaccination bi tamit ñàkku bi le fait que ngay ñàkku daf koy joxe mais bi ñu ko xaymaa parce que dañuy topp maladie yi ñàkku di xool lan la ñu am bi ñu ko xaymaa seetlu nañ ni ñu tuuti ñoo ko ci am te bi ñu demee bi ci biir jël seeni deret seet ko seet nañ ne ni amoon nañ ndekete feebar bu lalu bi ci suuf boo xam ne moom moo waraloon ñuy def lumbu deret yooyu apparaître ci seen deret ba indil leen ay complications donc présence lumbu deret boobu leer na ni mooy rey malade l'essentiel des patients moo leen di yóbbu réanimation cette présence là établir ko ci vaccination donc li gën a wóor mooy vacciner wu ji parce que boo vacciner wu jiwul di nga def Covid di nga def forme grave bi nag lumbu deret yooyu nekk ci say organes yu essentiels comme sa cerveau comme say rein mooy waral maladie souvent ñuy ñàkk seen bakkan. aywa ñu wax ci wàllum wér-gu-yaram ba tey ak askanu Daaru Muxti mu ne fi mu ne nii daal seenam xel dal na gannaaw ba nu tegee xeer bu njëkk maternité bu muccaay buñ fa bëgg a taxawal ñu xayma ko ci juróom-benn fukk ci ñett ci ay millions ña ko amal nag di doomi dëkk ba muy kuréel ñu tukkee takku defar Daaru Muxti dañ ci ànd ak Thierno Fall. jàmbaar la joo xam ni dama naan li Sénégal di bàkke Cheikh El Hadji Abdou Aziz naan ko 40 ans 6 mois 15 jours 0 faute waaye Serigne Mouhamadul Mansour Sall 31 ans ci xilaafa baayam di premier xalifa 0 faute yóbbu turu baayam fu ëpp fa mu nekkoon ci misaal Serigne Cheikh Tidiane Sall mi toog tey ci xilaafa gi nettali na ko yóbbu turu kër gi waaye ci lan bi ci jëkk mooy ci dignité xam boppam ragal yàlla am tawxiid bu wér di borom tasawuf bu wér di intellectuel boo xam ni buy wax képp kuy borom xam-xam moo xam ci langue arabe wala langue français bàyyi nga xel docteur Cheikh Mouhamadul Mansour Sall. Serigne Mansour Sall ku ko xam te jege woon ko nangul ko nangoo jaamu yàlla nangoo wéetal yàlla te jàmbure nit la koo xam ne. néew na lu nit di dund at yi mu dund te kenn musul dégg mu wax lu waxuwul wala mu def lu defewul loolu ndimbalal yàlla la kon Serigne Mansour dañu koy bokk ñaanal yàlla na koy yàlla teeroo njéggal ak yërmande daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jaale suñu waa kër Pape Abbas Sall yépp bokk na ci ñi njëkk a def doctorat ci Sorbonne muy Mouhamadul Mansour nekkoon na koo xamee ne borom xam-xam la woon te daaw ko tiituroo lu dut di boole ay bokk kon maa ngi dénk njaboot gi la sunu maam ma yoro nekkoon sunu maam Galaay nekkoon ko ak ñeneen sunu najaay nekk loola na ngeen doole góorgóorlu rek waxta si moo bi ablilaay jamian wala tafaraqu
aywa yal na yàlla ñangu ñaan ñu jéggalu ci njuumte gi gis ngeen ko noonee muy Serigne Mansour Sall nekkoon xalif njabootuk Serigne Abbas Sall ci diwaanu Lougaloo moom moo génn àddina télévision Futurs Médias ci sama kàddu di ko jaale umma islamique bi yëpp ak njabootuk Serigne Abbas Sall rawatina du ñàkk ñu dellusiwaat ci askanu Daaru Muxti ak itam maternité bu bees boobee ñu fas yéene afa am fii ak gémmi jamono ndax teg xeer bu njëkk ba amalees na ko foofee ca diwaan ba. ñu des ba tey ci xibaar yi wax itam ci leneen muy lu jëm ci wàllu dem ak dikk xam ngeen ne keroog dibeer ci guddi la am ca diwaanu Saalum bi woto bu mag bu tasee ak ab taxi ba ñetti bakkan rot ca dawalkat ya nag ñaawlu nañ ko ku ci mel ni Pape Babacar Ndour jiite chauffeur sa foofee ca diwaanu Kaolack Ndangaan la mu xamle rek daal mooy lu nu ñaawlu la waaye ñu ngi sàkku nag ci kilifa yi nga la ñu gën leen a xoolaatal dem baak dikk ba laata ñuy am nee ñu fu ñuy teggee fi mu ne nii dañoo bëgg daal ñu daal di fay defal ay ralentisseurs yoo xam ne dina tax buñ ci accès ñu teggi tànk ba lu ni mel daal mu mën ko faa bañ a amati leneen itam lu muy ñaan ci naataangoom yi wàllu dem bi ak dikk bi maanaam xel yi ñuy dawee ñu gën koo wàññi bu baax dañ koy ànd ak Pape Mbaye Diawo ak Fally Gueye. Donc c'est regrettable. Et je pense que cette voie de contournement est obligatoire et très nécessaire. Je pense que c'était prévu que cette voie de contournement allait voir le jour de Sibassor à Kaoul, passer vers Helcom. Mais malheureusement, ça n'a pas encore vu le jour. Aujourd'hui, Kaolack, l'entrave qui règne dans la ville pouvait se régler par cette voie de contournement. 2 ans avant, il n'y avait pas cette agglomération dans Kaolack. Mais entre-temps, beaucoup de véhicules sont venus, beaucoup de Jakarta, et la population a augmenté. De telle sorte que parfois tu peux faire 2 heures de temps. mu doonoon Pape Babacar Ndour jiite dawalkat yi nekk foofee ca diwaanu Kaolack Ndangaan ñu des ba tey ci accident baak la ko sooxe ñu ne daal chemin de fer saxaar si doxoon diggante Ndakaaru ak Bamako ñu bëri daal nee ñu buñ ko indiwaatee li jëm ci accident dina wàññeeku waaye itam dinañ yokk kaaraange ci dem bi dikk bi diggante ñaari réew yooyu lee duñ ci sori Alhassane Ba kenn loxo Mendy tase dañu ak jiite ONG Partner West Africa Sénégal ñu teewlu gëstu biñ ci def. njiit réew mi waxoon na ko yeesalaat raay bi dox diggante Dakar ak Bamako organisation itam bi mu bokk moom soxna si def na ci ab recommandation bu am solo ginnaaw CRD bu ñu amaloon ca Kaolack ci loolu jàpp na ni faaw ñu accélérer yëf yi dana mën a régler ay questions yu bëri yu ci mel ni kaaraange ci wàllu yoon yi waaye itam ci askan wi. na tax tamit si tali yi nga xamante ne état bi investir na ci def ci lu bëri tali yi gaaw a yàqu chaque jour ñuy wax tali yi boo gisee dañ koy defar muy gaaw a yàqu waaye tamit li ko tax day tax camion yi rythme bi ñu fay jaaree mais tamit li ñuy chargé fees dell dafay jàpp ci day yàq tali bi loolu tamit dina tax investissement ba nga def mu bañ ko naxasal. bu weesoo kaaraange ci wàllu yoon yi ci wàllu koom. yeesalaat gi ñuy yeesalaat chemin de fer bi dox diggante Dakar ak Bamako dana tax ay xëy am waaye itam dana tax ba ñu xeex lépp li nga xamante ni wàllum banditisme la ci frontière bi. dina wàññi naam accident yi waaye tamit dina tax koom-koomu ñaari réew yëpp gën a dox te dina tax xale yi tamit ñàkk liggéey seen ñu gën a mun a am ci li ñuy jàpp beneen bi aussi dina tax aussi. li ñu naan daw làkku yi li ñu naan aussi ñiy faagaagal ñi nekk ci frontière bi ñuy partagé ak Mali loolu yëpp dina ko xeex dina tax tamit dina rataxal aussi diggante yi ndax loolu yëpp tamit chemin de fer bi am na lu ñu ci den balaa ñu fay yegg nag nee na mën nañ jël daar ni ay mesures lu jëm ci wàllum gën a ñoŋal lépp li nga xamante ni ay daan la wala sax taxawal lu ci mel ni ay port sec. aywa Alhassane Ba ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci li nga xamante ne si moom mooy réunion extraordinaire bu conseil municipal bu mairie bu Ndakaaru loolu nag la tax ñu amal ko mooy daaneel ga ñu daaneel marché Sandaga ñoom dañ caa joxoj baaraamu tuuma daal waa mairie bu Dakar Plateau ba Aliou Ndoye jiite Soham Wardini ak ñu ñoom ne duñu ko bàyyi noonu daañ ko xeex ndax ñoom ci seen gis-gis Sandaga ci boppam ci seen loxo la war a nekk dañ ci ànd ak Aminata Mbaare
Sow ak Ma Dieng ci élément bi. image bi lee doon lu doy waar mu metti lool ñii di waa équipe municipale bu mairie de Dakar. Sandaga ñëpp a ko moom ñëpp a ko bokk moom Dakar dafa war a am histoire mën ngaa nekk ci dëkk boo xam ne rek lu màggat rek ñu toj doo restauré xool leen fii ngeen nekk ni xool leen ni mu jekkee mi ngi nii dañ ko restauré dañ ko defaraat ba mu rafet gaar baa ngi nii état daf ko restauré détruire ko daf ko defaraat ba mu mel ni yànj lool man loolu laa xam bâtiment yi fi nekk muy préfecture muy gouvernance muy chambre de commerce yooyu yëpp dañ leen war a restauré parce que bu fekkee ne pour toj la rek tabax ay immeuble waaye Diamniadio mooy la nouvelle ville nañ dem Diamniadio ñu tabax foofu. waxtaan bi nga xam ni amal nañ ko te ji ci ngoon dajale conseil municipaux yi doon ab ndaje ngir xam ban tànk la ñuy taxaw ci problème bi am seen diggante ak mairie bu Dakar Plateau. suñ demee nag ba ñuy attaqué suñuy alal di ko jël par force di ko foqati ci sama loxo ci loxo conseil municipal bi war nañoo taxaw ndax man ëllëg ak si biir bu ma fi jógee maire bi fi ñëw dana ne kat maire bi fi jógee moom da doon xoole ba nangu nañ lu bari ci patrimoine Dakar du ma ko nangu. lii nga xam ne 2014 lañ ko defoon Sandaga des ci ville de Dakar nga toog ba 2020 nga convoqué waat commission ne dafa am lu ñu fàtte woon te fàtte bi yëpp kat du lenn lu dul marché Sandaga parce que buñ ma ci defaloon yeneen bâtiment sama ne ñii kat te ñun. man fii dama fiy jóge tôt ou tard dama fiy jóge waaye la ma fa nekk war a gérer li may gérer dama koy gérer ba lu ma yàlla may ma jël. li jaaxal nit ñi rek mooy dañu yeewu suba rek gis mairie Plateau du toj yëguñu tin noonu la maire Dakar daal di woo benn huissier pour mu dem xool waaye bàyyiwuñ ko sax mu def liggéeyam lan la ñu def. Descos arrêté liggéey te suba sañu convoqué maire Dakar convoqué maire Plateau maire Dakar dem wane li tax mu ni lii moomeelu Ndakaaru la ak kayit yi nga xam ne moo ci war yëpp ci bis boobu ñu xamal ni ko travaux yi ñu suspendroon léegi dañuy bàyyi mu wéy maanaam Plateau mën na doxal te kayit yeeg moomeel bi ci ville de Dakar la nekk. loole nag waral ñu daal di délibéré ne maire bu Dakar di Soham Wardini mën na engagé bataille judiciaire ci noone sax ñoom daal di nañu engagé ay avocat ngir tàmbali xeex mi ndaxte ñoom nee nañu marché Sandaga seen moomeel la moomeelu ville de Dakar la. Aminata Mbaye Sow ñu jaajëfal bu baax a baax wax itam ci la xew ca cité Cyprès ba nekk ca diwaanu Tëngéej ñi nag nekk muy compagnie Serigne Seck Sénégal di C3S dañ leen joxañ baaraamu tuuma daal ne mbënn ma ñoom ñoo ko sooxee ñoom nag nee ñu daal lu ci mën a am rek lu jëm ci réseau assainissement boobu bañ a accès gisuñu ko woon te itam loolee ñu leen di jiiñ tuumay nen la ñu doon janoo ak taskatu xibaar yi ci teewaayu Abdou Diouf Diagne la woon ak Ahmadou Bamba Samb. saa bu ñuy génn di wax ak taskatu xabaar yi ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci cité Cyprès dañuy faral di tudd waa compagnie Serigne Seck Sénégal ci li nga xam ne nag moo waral inondation yi ñu nemmeeku ci seen gox boobu nekk ci commune bu Rufisque Ouest responsable entreprise boobu nag génn ci seen tekkaaral gi. bi ñu jëndee terrain bi dem nañ ci notaire def nañ li ñu war a def yëpp balaa ñuy commencer projet man en tant qu'ingénieur damay ñëw vérifier zone bi xool ndax am na fi réseau assainissement bu jaar ci terrain bi wala. ci plan yi am na benn ouvrage hydraulique boo xamante ne nekk na fi loolu nag amu fi bi ñu ñëwee war a liggéey ba toll ci fondation bi si la population quartier Cyprès ñëw woote ne kat ñun dañoo nar a bloqué yoonu ndox bi. jafe-jafe bi gën naa sori lool la bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moo nekkoon chef de service départemental bu urbanisme bu Tëngéej moom mi muy joxañ baaraamu tuuma liggéey bi ñeel train express régional la mu ne càmbar gi war defuñu ko ca. ba jub raay bi pour autopont bu ñu waroon a def fàtte nañoo jël l'existant 90 000 volts bu Senelec bu jaar foofu bu tiim raay bi te 90 000 volts boobu ñoom war nañoo tooj raay bi 1 mètre 50 oto yi camion yi fa jar 4 mètres 50 ça fait 6 mètres 6 mètres oto bu taxaw ca tali ba ca kaw. da ngay électrocuté 90 000 volts ya lay jël ba ñoo xamee loolu lañ ne kat mënatunoo dem nun tourné daal di def benn es jaar ci suufu raay bi mais suufu raay boo ko kiyee da ngay tiim canal ba nekk fële canal bi ci sa kaw lay nekk ba fond ngay nekk. daataa ñuy am lu koy saafara entreprise C3S nag di xam ne dina jàppale ñi nga xam ne ñoo dëkk ci cité Cyprès ngir ñu xool naka la ñuy wutee ay saafara.
Abdou Diouf ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci ñi yëngatu ci wàllum napp gi seen xayma ñu ngi ko toll ci juróom-ñetti téeméer ñu ne nag ñoom daal dañu leen di tàggat lu jëm ci transformation maanaam soppi lay jugee ci géej gi loolu nag lañ ca bëgg rek mooy fexe ba gën a ñoŋal lu jëm ci wàllum napp gi lañ ko xayma ci koppar daanaka jege ne téeméer ndax mu ngi ci juróom-ñeent fukk ak juróom dañuy teewlu Makhtar Diallo kaddu yi ki mu ko dénk ba tey Abdou Diouf Diagne la mu ànd ci ak Ahmadou Bamba Samb ci caméra bi. Il faudrait aussi que ñu koy doxal am formation la formation requise pour xam exactement parce que c'est un secteur buy évoluer technique day évoluer lépp dafay évoluer te thèmes yi retenir pour former ci acteurs yi dafa am solo donc ñu ngi leen dinañ leen former ci aquaculture dinañ former ci entretien wu infrastructure yi dinañ leen former ci technique de transformation yi parce que secteur bi aussi jigéen ñi dañ ci am solo trop te loolu dinaa si dellu si waat donc loolu ci loolu laay wax ni que loolu damay remercier seen teewaay bi remercier aussi initiative bi nga xam ne que président de l'association nationale des mareyeurs du Sénégal Thierno Mbengue moo ko jël donc initiative bi nga xam ne que da ko jël bokk ak département bi aussi parce que ñun ñoo war a tëddee njaaxaanaay jël yenn initiative yi mais bu mel ni Thierno Mbengue daf ñu si jiitu dem jël ay contact am waxtaan ak waa 3FPT ñu accompagner ko parce que actuellement je crois que préoccupation majeure du gouvernement bi mooy c'est l'emploi des jeunes mais boo déggee ñoo employabilité il faudrait d'abord à la base qu'il y ait une bonne formation. aywa ñu des ba tey ci ñooñu nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllum napp moo xam boor bu nu féetee ñuy leen xayma ci juróom-ñetti téeméer yi ñu war a defal tàkkutu gi juróomi téeméer yi ay soxna lañ foofee ci diwaanu Mbour géej ne ñu daal lu jëm ci fexe ba ñoŋal napp gi ba mu gën a méngoo ak jamono mooy seen bëgg-bëgg ci noonee dañuy teewlu Thierno Mbengue moo jiite kuréelu mareyeur yu Sénégal foofee ci diwaanu Mbour géej ka fa taataan ay kàddoom di ki fa toogal groupe Futur Média Abdourahmane Diallo la mu ànd ak Mamadou Gueye ci caméra bi. la peste tey bari na ay jafe-jafe bari na ay ressources ba jàpp nañu ressource bi dafa gën a manqué mais aussi Sénégalais yi xam nga boo xoolee population bi dafa yokk léegi nag bu population yokkoo da ngay génn ay pexe yoo xam ni dana mën a am ressource yi foo ko yokki parce que tey boo demee fu mel ni Corée wala nga dem fu mel ni Côte d'Ivoire tey jën woowu jënu dex bi tey ñoom ci la ñuy dund te da nga naan sax moo dàq jënu géej bi léegi ñu bëggoon nag def ay formation yoo xam ne état pare na aussi pour financer képp ko nga xam ne fii tey dañu laa defal formation DER wax na dina la financer su ko defee di nga am sañ-sañ ñu dem bay sa toolu jën ëllëg bu géej gi amee jafe-jafe nga mën a génn jën yi foofu ñu ngi sant nag bu baax le président Macky Sall ci loolu nga xam ne moom moo ko xalaat jaarale ko ci 3FPT ci liggéey bi nga xam ne yombalal nañu ko parce que tamit formation boo xam ne mi ngi toll à autour de 95 millions bëriwul ñu ngi koy defal mais pour bëgg secteur de la pêche bi gën a noyyiwaat gën a amaat ressource bi gën a ñëwaat loolu moo tax 3FPT accordé ñu loolu ñu war a former 800 personnes donc Mbour am na 200 personnes Kayar am 200 personnes Saint-Louis am 200 personnes Dakar am 200 personnes. aywa xibaar yi biti réew yi dañu koy dooree ak foofee ca Niger ñu ne daal ab attaque maanaam ay cong moo fa am di ay nit yoo xam ne daal dañoo toogoon ci seeni moto di ko dawal fa leen ñëw démb ci altine yi ci benn dëkk bu ñu naan Daré Dey ca foofee ca Niger dëkk bu ñu naan Tillabéri ñu ne nag lu toll ci fanweer ak juróom-ñaar ci ay civil daal gaañ nañu leen fa wala boog ñàkk seen bakkan ñeent ña ay soxna lañ fukk ya ak ñett di ay mineur maanaam nekkaguñu mukallaf ñu ne nag loolu daal jihadiste yi nag xamee nañ leen fa waaye nag nee ñu événement la boo xam ne muy xew-xew waruñu ko rek dugal ci mbir yi lu ci mën a am daañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen jataayu xibaar yegg si nañu ci tàggat yaram ak tirage au sort bay am foofee ci diwaanu Cameroun muy CAN 2021 lu ci mën a am tey jii ci ngoon lañu koy amal ca palais des congrès ba nekk ca Yaoundé daañ fa xaar ñu ci mel ni Samuel Eto'o Didier Drogba Yaya Touré ak itam Okocha ñu ne ñoom ñëpp ñu ngi leen fay xaar lu ci mën a am tey jii ci talaata ji daal dinañ xam ñaar fukk ak ñeenti sélection yi bokk na ci réew mu ñu naan Sénégal ci juróom-benn groupe yi nan ak dañ lañ koy pàccee duñ ci sori dañ ci ànd ak Cheikh Sat Boudiara. Sénégal warul am benn jeexi jaaxa talaata bi ci tirage au sort groupe yu coupe d'Afrique bi war a am ca Cameroun moom mi jiitu ci classement FIFA bu Afrique te bokk itam ci P1 bi def équipe yi fi mën. Sénégal defe naa ni tey koy waxal fii ñi xam football ak ñi nga xamul ñëpp defe naa ni kàddu gi benn la
li des pour Sénégal mooy jël Coupe d'Afrique donc pour jël Coupe d'Afrique nag doo tànn ay adversaire defe naa ni adversaire boo war a mun a taseel rek war nga ko mun a gagner parce que tey jii amatul li ñuy mun a wax daal mooy amatul calcul. ba pare aussi il faut ñu xam ni que Afrique léegi amatul équipe yu ndaw tey jii soo dee xool même Comore bi nga xamante ni dañ jàppoon ni équipe bu ndaw la qualifié na. groupe bu yomb wala bu metti loolu warul soxal Sénégal su fekkee ni mbébétam moo di jël coupe bi. donc mun nañu wax ni daal pour ñu xam tirage bu baax moom mooy après compétition bi mais Sénégal fi mu nekk ni nekkatul équipe boo xamante ni dafa nëbb ay intention yi vraiment ñëpp xam nañ ko ñëpp ñu ngi siy wax li ñu war a def kañ mooy def préparation bi nga xam ni mooy gën ba pare respecter vraiment adversaire yëpp parce que loolu moo am solo léegi Afrique amatul mun naa wax ne amatul équipe bu ndaw donc équipe yëpp léegi dañoo xaw a tolloo niveau te niveau bi aussi dafa xaw a kawe léegi nag il faut que aussi ñu préparer wu à rencontrer de grands pour mun si génn pour mun a jël Coupe d'Afrique bi donc du nekk lu yomb. groupe yi dinañ leen xam talaata bu juróom-ñetti waxtu si ngoon jotee ca Yaoundé Coupe d'Afrique bi ñu jàpp ko 9 janvier ba 6 février 2022 mu mel ni mooy doon chance bu mujj ci Cheikhou Kouyaté ak i ñooñam ngir jël raaya. Cheikh Saad bu Jara di fàttali rek ni nga ko waxee ne Sénégal moo jiitu ci classement FIFA bi daañ ñuy ñaanal sunu gaynde yooyu lee waaye lu ci mën a am tirage bi jàpp leen tey ci ngoon lañu koy amal ca Palais des Congrès ba ca Yaoundé. ñu dem ci tàggat yaram beneen muy basket ak Rwanda 2021 sunu gaynde basket itam jox nañu leen suñu raay réew démb la woon fii ci Dakar Arena ngir ñu mën faa toogal wala boog teewal sunu réew gunay Boniface Ndong yooyu xel dal ci ñoom wala boog ñu ngi leen di ñaanal ndam ñu yegsi ci ponk bu mujj li ci yéen kaay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf milliards yu bari yi ñuy wax témoigné nee nañu terewul dëkk baa ngi tëmb ci ndoxu taw yi yëral xët mu njëkk journal bi li ko jaaxal nee nañu moo di keroog ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre 2020 président de la république Macky Sall moo wax ci làmmiñu boppam ne ci diggante 2012 ak léegi gouvernement bi dugal na ci xeexum inondation yi juróomi téeméeri milliards ak juróom benn yéenekaay bi nañu bu yàgguli dégg nañu ministre Omar Gueye mu ne programme bi ñu teg ngir xeex ko wàllu inondation mu di projet de liggéey bi ñu ci def bu dee téeméer la juróom-ñeent fukk sotti na maanaam 90% yi journal bi nañu ak loolee ñu wax yëpp terewul benn taw la fi taw Ndakaaru ak banlieue di tëmb nit ñi delluwaat ci coono mbënd mi quartier yi lëmm la ndox mi nangu yéenekaay bi di la témoigner xëy di gëstu milliards yu bari yi ñuy wax ne dugal nañu ko ci xeexum inondation ci réew mi xaalis boobee fan la jaar La Tribune jaare ca bind ne ca Touba ca Mbuur ak Kër Massar fa la jur jàngi inondation yi nekkee ne ci diwaan yooyee bari na fa ay nit yu ndox mi génn ci seeni kër gis nañu fayit askan wu dëkkee xuus-xuus bu amutub àpp Soham Wardini maire de Dakar ak Alioune Ndoye maire bu Dakar Plateau ñoom ñaar koy bu àppal leen ci defante Vox Populi nañu marché Sandaga moo leen féewale ne Alioune Ndoye nee na amul lu muy lam-lame marché Sandaga ci moomeelu Dakar Plateau la bokk yoonu ville de Dakar nekku ci loolee la madame la maire Soham Wardini du ko dégg marché bu Sandaga patrimoine ville de Dakar la journal bi xamal ñu ne conseil municipal bu ville de Dakar ngemb nañu Soham Wardini takkal ko jàjji ngir mu ñàkkante ko ak Alioune Ndoye ba marché ba des ci patrimoine bu ville de Dakar Vox Populi tënkee ci xëtam mu njëkk ne Alioune Ndoye mi ngi ŋànk fi mu ŋànk te Soham Wardini naru ko may dara namm na ay weeyam ba mu ñëw di xaar ko ne ndong sa léegi ko nañu fi mu nekk nii kay moom Soham Wardini bañu ci dara nee na li xew ci marché bu Sandaga xàmmewu ko akub génocide ay autorité yu kawe ci réew mi ñoo ko bëgg a def te ci commune bu Dakar Plateau la ñu ko bëgg a jaare Soham Wardini di xam ne ci journal bi ne dafa maar ci coow li avocat yu ville bu Dakar door dañu xeex bi ci wàllu yoon te moom Soham Wardini dana ci dem ba jeex la Sénégal nañu kon nag nañu xam ne coow li jeexagul léegi ndax Alioune Ndoye moom it fasu ko yéene bàyyee kenn démb la ci doon janoo ak taskatu xabaar yi ngir xamle ko journal lay fa nañu diggante Alioune Ndoye ak Soham Wardini defante ba tàmbali na ngir xëccoo marché Sandaga bu ñu deful ndànk yoon dina ci amu yoon enquête ne kay nañu moom kay leneen la ñuy waxati waaye xeex bi moom tàmbali na ci diggante maire bu Dakar Plateau ak maire de la ville de Dakar maire Ndakaaru bu doon jigéen la ñu ne ko bari ay jamaale la Walf Quotidien xëy ñu baaxee juróom-ñaari nit yi mu gis ne ñooy favori ngir jiite maire bu Ndakaaru ñan ak ñan la yéenekaay bi nañu Pape Diop mi ko fi jiite woon ay jamono Barthélémy Dias mi yëglu Soham Wardini ma fa nekk jamono ji Abbas Fall mi ñu bari jàpp ne moo nar a doon mbëru parti Pastef Abdoulaye Diouf Sarr ak kii di Amadou Ba moom Amadou Ba l'Observateur xëyee na ko li ko président Macky Sall tànn bu yàggul ànd ak moom ngir dem jaale ji ci
këri diine yi mu di ca Thiénaba ak ca Cambérène ànd boobeek àndaat boobee l'observateur xëy na di càmbar ana lu mu mën a jur ci wàllu politique journaliste bi analyste politique bi di Momar Diong ne waa l'observateur kii di Macky Sall leer na ko ne mënut a gañe mairie bu Ndakaaru te àndul ak Amadou Ba beneenub kàngam bu joxe xalaatam ci mbir mi moo di Ibrahima Bakhoum nee na ci l'observateur li ñu gis bu dee ay retrouvailles la ci diggante Macky Sall ak Amadou Ba kon kii di Abdoulaye Diouf Sarr na jug ci ëllëgu politique am politique ba tey ak Sud Quotidien mi xëy bind ne coow li am ci joxem certificat résidence tax na ba ñoo ngi jëm ci contentieux électoral yu leer nañ cirque noir di série saay-saay bi ñu doon gis bande annonce bi ci internet bi ba mu yëngal jamono l'observateur nee nañu ñi def série boobee teg nañu leen loxo ubbil yéenekaay bi division spéciale cybersécurité ñoo leen jàpp la ñu wax ca kanamu enquête kat yi bañ leen di auditionné mu di acteurs yi ak producteurs yi ak scénariste ba lu ci bari mi ngi ci biir l'observateur ki bind scénario bi di scénariste bi nee na li leen ci dugal liñ ci jublu woon moo di dañoo bëggoon a am ay vues ngir amee ca xaalis bu ñu mën a financer série bi xale bu jigéen bi ñu gis ci série bi mu def yaramu neen ñu naan ko C.H. Mendy l'observateur nee nañu ba ñu koy auditionné jooy na fa jooy yu rëy. Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu sant ko bu baax gërëm ko sant la leen tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bi dig leen daje ngoon ci kattanu yàlla ci yeneen jataayu xibaar Mamadou Ndiaye teew na ci kanam tuuti daañu ànd ak moom ci li xew ci biir internet bi ni mu koy waxee heure bu baax bi toog leen xaar ko jaa ngeen jëf ci seen safo jaa ngeen jëf ci seen kóolute yendu jàmm.